أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaanal saxaaba yi radiyallahu anhum jaarmbaari lislaam yi di ñaanal sama sëriñ sama wasila sama cheikh murabbi sëriñ Mbacke Abdullahi suñu borom subhanahu wa taala sàmm ko musul ko ci muccal ko te ci àddina bu doy waar bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa ëttu soxna yu baax yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen baalu àq kenn ku ci nekk te di leen baal te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax yàlla na ñu Ghafuur Rahim boole jéggal moom borom yërmande ji moom mi nga xam ne sa miséricorde l'emporte sur sa colère yàlla ñu jéggal te yërëm ñu yàlla ñu gingi te bañ ñoo sànk mukk après nous avoir guidés qu'il ne nous égare jamais après nous avoir guidés di am mbégte lool ak kontante ñëwaat tasek yéen ci suñu biir rubrique jigéenu jullit ci biir këram macha allah di yeggale suñu waxtaan bi ñu tàmbali woon bi passé nekkoon ci l'éducation des enfants lu ñuy inculquer suñuy doom ñu am les meilleurs comportements balay ñu war leen a inculquer diine maanaam xale bi bu juddoo ba muy am juróom-ñaari at ñu jéem leen a inculquer les bonnes manières maanaam le bon comportement comme ni ñu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ki nga xam ne mooy borom jikko yu rafet yi ay jikkoom rafet ba suñu borom subhanahu wa taala ne ko dëgg yaay borom jikko yu rafet yow yaay borom taar bi macha allah yàlla nag suñu borom subhanahu wa taala defal suñu njaboot defal ko njabootu lislaam yépp tey mu bëggoon ñu waxtaanee lu jëm ci les politesses du sommeil maanaam adam nawm wala ñuy tëdd lan la ñuy def ginnaaw ba ñu bi passé bi ñu lekkee ba suur lekk selon la sunna de nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lekk ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam daan lekkee naan na mu daan naane te sant yàlla tamit na mu daan sante yàlla ndax lépp loo xam ne danga koy def ci kaw suuf def ko te jëmm yàlla tax am ci yéene jaamu sa borom lekk ga ngay lekk sax dafay nekk adoration yére ya ngay sol dafay nekk adoration liggéey ba ngay liggéey dafay nekk adoration ndax lépp yaa ngi koy def ndax sa jëmmi borom tax subhanahu wa taala tey nag incha allah bi ginnaaw ba ñu lekkee ba suuf ba sant suñu borom ba pare dañuy waajal nag guddi gi waajal dem tëddi waaye tëddi boobu dafa am li ko jiitu bu ñu lekkee ba suur bala ñuy tëddi bu ñu julee isha ba pare maanaam gée ñu toog ak suñu njaboot fas yéene jàng ay xadis ñu def taalim jàngal leen les politesses du manger les politesses du sommeil maanaam adab yi nga xam ne moom ngay def bala ngay tëdd bala ngay lekk waxtaane yonent yi fi jaar mooy ñi nga xam ne ñooy suñuy star di suñuy idole waxtaane saxaaba yi radiyallahu anhum seen ay comportement waxtaane comportement wu nabi sallallahu alayhi wa sallam jàngal leen ay caractère wu nabi ci à travers des xadis toog ak ñoom waxtaan comme ni ko suñu maam yi daan defee bu njëkk ak suñu ay waajur dañ daan toog ñu daan léebal di ñu wax histoire au Sénégal et tout léegi nag ñun c'est à nous de prendre la relève toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen yee leen ci diine yee leen ci bon comportement te bon comportement yëpp bu ci nekk am na ay xadis am na dalil ba alors ñuy toog ñun en tant que yaay fas yéene koo jàngal suñuy doom bi idnillahi taala
léegi comme ni ma ko waxee léegi ñu commencé ci li nga xam ne mooy adab naawm politesse yi nga xam ne moom ngay def bala ngay tëddi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu digaloon ne bu guddi gi duggee ba ngay waaj a tëddi na nga jàpp ba set fas yéene ko fanaanoo, ndax guddi gi ki nga xam ne dafay fanaanoo jàpp kooku xam dafay dem sujjóot ci kursi yu ci kiiw suñu borom subhanahu wa taala, ca toonu suñu borom subhanahu wa taala. moo tax il est recommandé de faire ses ablutions avant d'aller au lit. macha allah boo ci mënee teg rakaatin nga teg ko ci, maanaam nga def ñaari rakka, julli ñaari rakka balaa ngay tëdd. aussi booy nga tëdd ci sa flanc droit, maanaam sa côté droit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam recommandé ñu ci tëddee nga teg sa loxo ci sa suufu lex. sa main droite nga teg ko ci sa suufu lex, sa main gauche nga teg ko entre tes deux cuisses, maanaam sa diggante ñaari pooj yi. ginnaaw ba nga jàppee ba sell ba julli ñaari rakat, léegi nag au moment de rejoindre la couche, maanaam booy waaj a tëdd da ngay xëcc sa loxo mbubb ba ci cat bi ba mu tolloog poignée bi, nga faxas fi nga war a tëdd nga faxas ko ba pare nga tudd yàlla. da ngay wax a'uuzu bi kalimatillahi tamatin min sharri ma xalaq. da ngay tudd yàlla di ko faxasaale pour éviter que suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na pour éviter que nga bañ a fekk dara loo xam ne da lay gaañ ci kaw lal bi, dara loo xam ne mën na la lor. boo jógee ci loolu nga tëdd sur le flanc droit comme je l'ai dit, waaye da ngay toog sa digg lal, nga noo mën a toogee daal nga toogee ko, mais na nga toog sa digg lal tàllal sa ñaari loxo, nga def ñetti yoon ixlaas falax naas benn yoon ba mu yegg, nga ëf ko ci sa ñaari loxo, nga crachoter, après nga diw ko ci sa yaram ci kaw ba ci suuf. def ko deuxième fois, def ko ba muy ñetti yoon, nga protection la loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon sàmmee boppam bala muy tëdd. def ko diw ko ci sa yaram yépp ba muy ñetti yoon, nag ixlaas falaxi ak naas nga diw ko ci sa yaram ba muy ñetti yoon nga doog a tëdd. aussi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan nañu digal bala ñuy tëdd ñu jàng kursi yu le verset du Coran, ayat kursi yu ñu jàng ko, dinañu sàmm di ñu protéger. amana rasul tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle woon na ni ñu koy jàng bala ñuy tëdd aussi, ndax dinañ am ay ange yoo xam ne ñoo ñuy sàmm ba ñuy tëdd ba keroog ba ci suba ga. am na yeneen surat yu mu digle woon tamit ñu ko daan jàng. am na sajda, maanaam la prosternation, ak mulku la royauté. sajda bari na ay ngëneel, mulku tamit bari na ay ngëneel, ndax mulku moom la ñuy wax ni moom c'est pour lutter contre le châtiment de la tombe. mais tamit am na beneen xadis bu Jaabir radiyallahu anhu di wax naan kuy faral di jàng surat al mulk ak sajda, nee nañ ci guddi gi suñu borom subhanahu wa taala dina la konteel 70 bonnes actions et élever de 70 fois, machallah, de 70 degrés, ba pare effacer la 70 péchés, machallah. so muy sajda ak mulku, machallah, ñu boole ci kursi yu ak comment ça s'appelle, ak amana rasul. ba pare yaa aussi la surat kafirun, nee nañ surat kafirun bu guddi gi booy tëdd nga jàng ko, ça te permet nga bañ a yeewu mécréant, maanaam nga yeewu ak sa ngëm. machallah surat yi am ngëneel li guddi gi moom machallah bari nañ te bu ci nekk am na ay dalil, mais bu ñu naree dugg ci dalil dafa nar a gudd, moo tax ñu tënk ko foofu. ginnaaw ba ñu jàngee suñu surat yi nga xam ne moom nga ñu war a jàng guddi, def suñu protection, maanaam ñetti ixlaas falaq naas bu nekk, boo ñu def ko ñetti yoon, diw ko suñu yaram, tëdd. bu ñu tëddee ne bismika allahumma amatu wa axiya ñaan la, jàngal ko suñuy doom itam, ñaan bu gàtt la te bari solo lool, ndax ku ci nekk bala ngay nelaw sa borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moom nga war a mujjee tudd. léegi nag ginnaaw bu ñu tëddee nelaw, suñu borom subhanahu wa taala sàmm ñu
bu ñu yeewoo ci guddi gi def ay cauchemar maanaam ngay gént bu bon ndax gént bu bon moom yëfu seytaan la waaye gént gu taaru tamit am na mais boo géntoo gént bu bon da ngay jug fi nga jug nga toog nga ne a'udhu billahi minash shaytani rajim nga mustu ci seytaan ba pare ëf ko ci sa épaule gauche bu fekkee da nga def cauchemar maanaam bu fekkee da nga gént bu la tiital boo ragal da ngay jug nga toog nga ne a'udhu billahi minash shaytani rajim nga tufli ko ñetti yoon ci sa épaule gauche ba muy ñetti yoon. léegi nag nga tëddaat bu la neexee nga changer côté léegi ginnaaw bu ñu nelawee ba yeewu ci fajar gi ñu fexe bu ñu jógee rek nañu tudd suñu borom li njëkkee mooy ñu tudd suñu borom subhanahu wa taala ñu sant ko ci guddi gi ñu may ñu yeew ak jàmm ñu ne alhamdulillahi alladi aqyana baadama amatana wa ilayhi nushur bu fekkee da ngay jug te doo tëddaat mais bu fekkee da ngay jug mais da nga fas yéene tëddaat da ngay wax alhamdulillahi allazi aqyana baadama amatana wa ilayhi masir bu fekkee da nga fas yéene tëddaat mais bu fekkee tëddaatuloo nushur ngay wax ci fin bi loolu da nga koy sante suñu borom subhanahu wa taala ndax boo tëddee guddi gi seytaan ci suñu au niveau de la nuque maanaam ci suñu ndodd yi dafay def ñetti takk-takk dafay def ñetti dafay yeew ñetti fas-fas waaw léegi nag ci fajar gi bu ñu jugee rek tudd yàlla mooy def duwaat mu wax léegi alhamdulillahi allazi aqyana baadama amatana wa ilayhi nushur ci saa si benn nëb bi dafay dagg bu ñu jugee jàpp ba set ñaareelu nëb bi dafay dagg ñaareelu takk-takk bi dafay dagg bu ñu defee rakaatin ñetteelu takk-takk bi dagg du coup da ngay passer une excellente journée sous la protection d'Allah subhanahu wa taala ndax yow ba ngay tëdd yaa ngi bàkk sa borom te bi nga yeewoo itam yaa ngi bàkk sa borom loolu yëpp dañ koy jàngal xale yi ci jotaay bi nga xam ne dinañ koy am bala ñuy tëdd muy jotaayu adab naam bala ñuy tëdd alam naawum bala ñuy tëdd ñu ne leen lii nga war a def ak lii ak lii ak lii fa mel ne boo ngeen toog di waxtaan rek mais danga koy def un moment d'échange toog ak sa njaboot nga ne ko lii nga war a def ak lii ak lii ak lii comme ça nga inculquer leen ba pare nga initier leen ba pare intégrer leen ci comme par exemple bu fekkee am nga xale boo xam ne dafay jàng lire un enfant qui a 5-6 ans commencé jàng lire ci école ba yow jëlal livre bi juste pour motiver ko nga ne ko am te yow yaay lire xadis bi suba nga ne ko yow yaay lire histoire au prophète bi nga délégué leen ñoom ñëpp ku ci nekk nga délégué juste pour gën leen a motiver gën leen a sawarloo en fait comme ça nga boole leen ci assemblée bi boole leen ci assise bi macha allah wan leen ni yéen tamit vous êtes des personnes importantes dans l'assise, vous êtes des intervenants, vous êtes des chroniqueurs loolu yëpp juste pour motiver leen nga xam ne heure taalim bi bu jotee sax ñoom seen bopp dañuy sawar a ñëw indi le livre ne la maman on fait Adam Naum, on fait taalim, on parle de tel prophète, on parle de ça, on parle de telle qualité yooyu yëpp dañ yéen ñun ñoo koy inculquer suñuy doom lépp ci waxtaan rek ak nu mu gën a rafetee ci douceur macha allah ginnaaw ba ñu yeewoo jug sant suñu borom bu baax subhanahu wa taala jàpp julli ginnaaw ba ñu jullee ba pare nag ñu jóg war a préparer suñuy doom ndax dañu war a dem jàngi borom kër gi dafa war a dem liggéey yaay yi tamit dafa war a dem liggéey bu fekkee dafay liggéey ci biti ñu fas yéene passer une excellente journée sang suñuy doom te lépp lu ñuy def tamit ñu def ko te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax yàlla rek a tax ñuy def sa doom ji ngay dugg ak moom ci douche bi sangu ko pour préparer ko mu jàngi sax def ko ci sa jëmmi borom tax ndax loolu mooy indi ixlaas sa diggante ak sa borom ndékki la nga leen di préparer pour ñu lekk bala ñuy dem def ko sa jëmmi borom tax sa borom kër tamit ndékki la nga koy tegal bu dee yow yaa ko war a tegal ndékki la na nga ko tegal te sa jëmmi borom tax génneel ko yére moom itam génneel sa ay doom seen ay yére ñu fas yéene solu set solu rafet te baax génn dem jàngi bu ñu ndekkee ba suur ba sant seen borom ñu génn dem jàngi waaye bu ñuy génn tamit dañuy mustu bu ñuy génn ci buntu kër gi jàngal leen ne bu ñu waree génn kër gi dañuy wax tawakkaltu alallah wala hawla wala quwwata illa billah suñu borom subhanahu wa taala moo leen di sàmm ba keroog bi ñuy dellu si waat ci biir kër gi
ndax nekk nañ ci àddina bu doy waa boo xam ne lu dévier sa doom dafa gaaw, lu sànq sa doom dafa gaaw. moo tax nag suñu ñu fas yéene sabablu ci li nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom lañu fi bàyyil, maanaam ay ñaan. ñun ñëpp dañ ku ci nekk ngay sabablu di ñaan suñu borom, ndax suñu borom rek mooy sàmm, suñu borom rek mooy yiir, te suñu borom rek mooy yar. ñu dañuy sabablu rek mu mottali ñu. moo tax nañuy sabablu lu ñu mën. bu suñu doom ji génn ñu jàngal leen ni dangay wax bii ñaan. bu ñu demee yendu bay ñibbisi ci kër gi tamit, boo waree dugg ci kër gi dañuy am na beneen ñaan bu ñu war a wax, muy bismillahi walajna wa bismillahi xarajna wa ala rabbina tawakkalna. bala ñuy dugg ci kër gi la moom la ñuy wax. te loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa naan bu ku koy faral di wax booy dugg ñibbisi sa kër, doo dugg ci seytaan mu nga taxaw ci bunt ba naan fii de mënuñu fee am fu ñu fanaan, mënuñu fee am fu ñu lekk, ndax borom kër gi bi muy dugg dafa tudd yàlla. moo tax jàmm bi lépp lu muy def ci kaw suuf, muy ku góor muy ku jigéen ak ku mu mënti doon, muy xale muy mag muy ndaw, lu ñu mënti def ci kaw suuf nañu tudd suñu borom subhanahu wa taala. lépp lu ñuy def nañ ci jiital suñu turu borom subhanahu wa taala. booy toog na nga tudd sa borom, booy jóg na nga tudd sa borom, booy lekk na nga tudd sa borom, booy nelaw booy yeewu lépp na ngay bàkk sa borom, te xam ne suñu borom subhanahu wa taala rek a fi nekk. maa ngi tuub parce que avant génn bi fàtte naa ci solo yére xale yi boo leen di solo yére, bu ñuy sol yére toujours nañuy commencer ci flanc droit, maanaam côté ndeyjoor bi. bu ñuy sol seen yére nañ commencer côté ndeyjoor, te bu ñu koy summi nañu commencer pour côté càmmoñ. bu ñuy sol seen dàll nañ commencer pied droit, maanaam tànku ndeyjoor, te bu ñuy summi seen dàll itam ñu commencer ñu summee ko ci pied gauche, maanaam ñu tàmbalee ko ci tànku càmmoñ bi. yére yi tamit noonu, yére yi bu ñuy sol nañ commencer côté droit, bu ñuy summi nañ commencer côté gauche. loolu lañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. ñu dem jàngi ñibbisi, bu ñuy dem ci dugg ci toilette tamit am na ñaan bu ñu war a def. ñuy wax bismillah, waaye duñ ko wax ci douche, dañ koy wax ci derrière la porte, maanaam ci buntu douche bi bala ñuy dugg. allahumma inni a'udhu bika min al xubti wal xabaa'is. boobu ñaan la ñuy wax bu ñuy dugg ci toilette yi. léegi bu ñuy génn ñu ne xufraanak, ñu jàngal ko suñu ay doom itam. bu ñuy génn dem jàngi, ñaan bi xam nañ ko, te ñaan yi lépp a ngi ci Hisnul Muslim, maanaam la citadelle du musulman, mooy livre bu ndaw bi nga xam ne ay duwaa rek la, ay ñaan rek ci nekk, macha allah. sinon mu ngi ci ay recueil de hadith, mu ngi ci Riyad Salihin, mu ngi ci al adab al mufrad bu al Bukhari, la véritable éducation. ñaan yooyu yëpp ñu ngi ci livre yi, ñu ngi ci xadis yi, lépp daal am na dalil. ba amul benn ñaan boo ci xam ne amul dalil wala moo ñàkk référence. moo tax nañu gëstuwaat bu baax ñaan yi, nañu gëstuwaat li nga xam ne moom moo ñuy sàmm. bu ñuy dugg ci marché yi lu ñuy wax, bu ñuy génn ci buntu kër gi bu ñu waree wax tawakkaltu alallah, dañuy génn ak suñu pied gauche itam. te bu ñuy dugg war a def ñaan bi ñuy duggee bismillahi walajna wa bismillahi xarajna, boobu tam dañuy dugg ak suñu pied droit. bu ñuy dugg suñu kër suñu pied droit la ñuy duggee. bu ñu génnee ci biti, bu ñu duggee ci marché moo faa xam ne foofu dafa bari ay nit, sa pied gauche ngay duggee. ba pare teg ci ñaan bi laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. boobu ñaan ngay def bu dugg ci mbooloo, surtout marché la dalil bi wax. fu nekk daal suñu borom subhanahu wa taala wan nañu, yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit wan ñu nan lañ fay ñaanee, nan lañ fay sababloo ba suñu borom subhanahu wa taala sàmm ñu, ba suñu borom subhanahu wa taala yër ñu, ba suñu borom subhanahu wa taala taxawuñu. waaw maa ngi koy yemale fii ci adab nawm bi, ak boole ci aussi les protections à faire booy génn, booy ñibbisi, booy dugg ci toilette, booy génn ci toilette yi, ak booy sol yére gi yëpp. te am na ñaan boo xam ne tamit boo doom waree sol ay yére yu bees la, dafa am ñaan bu ñuy def, ñaanu sant la. ñaan bi di naan je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a vêtu de ses habits et m'en a pourvu sans le moindre effort de ma part. maanaam maa ngi sant sama borom subhanahu wa ta'ala mi nga xam ne moom moo ma solal yére yi, te defuma ci benn yëngu-yëngu, amuma ci benn coono, voilà. moo tax yooyu yëpp nañ koy jàngal xale yi, di leen ko inculquer ndànk-ndànk, di leen ci initier.
plus ñu gën a tuuti plus ñu leen koy gën a initier parce que xale yi lu mu tuuti ñoom capacité d'adaptation ba ñu am ak capacité de mémoire ba ñu am ñun amuñu ko. ñoom comme ni ma ko waxee ci waxtaan yi passé ñoom mën nañoo jàng ba 9 langues xale bu xësee ba am ñaari at mën nañoo jàng ba 9 langues en même temps te bu duñ ci jaxase benn macha allah suñu borom subhanahu wa taala moo leen may loolu. alors nag nañ ci profiter sol xel yi ba mu fees sol ko diine li nga xam ne moo leen di jëriñ ndax jàng école waaw waaye jàng école de fii la yam ci alamul mulku bii la yam fii la yam ci kaw suuf jàng alxuraan nag. jàng suñu diine moom la ñuy àndal illaa yawmi diin moom la ñuy àndal ba keroog ci kanam suñu borom subhanahu wa taala loolu la ñuy àndal ba keroog ci kanam yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom mooy suñu guide jusqu'au paradis éternel moom mi nga xam ne mooy suñu wasila gi njëkk moom mi nga xam ne moom moo ñu wan diine ji moom mi nga xam ne ëllëg yawmal xiyaam dañoo war a jàkkaarloog moom ba pare dañu war a jàkkaarloo moom ndax dañoo xamul dañuy rus wala dañuy siggi ñu fas yéene góorgóorlu nag ba bu ñu jàkkaarloo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu fas yéene siggi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi maa ngi leen di tuubal sa kàddu yi jaxasoo yi di ko tuubal sama borom subhanahu wa taala lu fi jub rek sama borom la subhanahu wa taala lu fi dëng rek sama matadi doomu aadama ma la ngay tuubal di ko tuubal sama borom bu baax a baax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal koog say xarit ak say am di jàmm. Page TV ëttu soxna yu baax